merci beaucoup à la régie si way bu neex bi ngeen ñu indil donc ak Coumba Gawlo Seck en tout cas samedi passé moom xol yi tooy na vraiment c'était une émission extraordinaire beaucoup d'émotions beaucoup de bonne musique voilà yaakaar naa ne àdduna noonu la voilà ku nekk da ngay am sa jaar-jaar en tout cas notre grande sœur Coumba Gawlo Seck di ko massawu bu baax a baax mais aussi di ko encourager ne ko nag lii épreuve la rek lépp dina jàll en tout cas duñ ci wax loo xamante ne nit yi waxuñu ko mais chapeau bas donc à Pape Cheikh Diallo et à toute la production donc donc le service programme de TFM pour ce très beau plateau et bi ñu rek daal di indil samedi tout le Sénégal et tout le monde entier donc a adoré ça merci beaucoup 9h47 dañuy rek doore ak kii nga xamante ni moom mooy Mamoun Oustaz Mamoun mu indil ñu li nga xamante ni moom moo xew ci daara yi tey fa la ñuy dem Mamoun dañuy delluwaat Kër Massar rek yéen ba comme ni nga ko waxee rek ci daara bi ñu duppee institut Mouhamad Al Amin Bara Diop Oustaz Alioune Fall moo fa nekk di def liggéey bu am solo ci wàllum jàngaleem alquranul karim mu doon daara joo xam ne daara ju spécial la su ma ko waxee def naa ne bu ñu seetaanee image dinañ ci xam dara waaye toftal nañ ci bind bu am solo boo xam ne des na ko waxtaanee muy njariñ li nga xam ne nekk na ci waajur bi jël doomam yóbbu ci daara mu jàng des na ko jukki ngir bégal ko ci loolu mu def waaye félicité ko ci waaye tamit di ci ñaax ki nga xamante ni war na yóbbu doomam daara moom itam indi na ci ay leeral yu am solo dañu dem seetaani élément bi te del siwaat ci plateau bi أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعودة فما فوقها. Je m'appelle Matar Fall, internat dans l'Institut Mouhamad Al Amin Bara Diop. J'ai mémorisé le Coran il y a 3 ans, comme je suivais des cours de français dans l'Institut. Cela m'a permis de poursuivre mes études en français dans le franco-arabe Mouhamad Al Amin Bara Diop. فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم. sëñ Mamour ñu ngi lay nuyu di nuyu waa plateau bi yëpp tey nag mu mel na yaa ngi ñëw ci internat institut Mouhamad Al Amin Bara Diop ñu ngi leen di dalal bu baax di leen wax bismillah daara ji itam ñu ngi ko samp le 5 septembre 2012 boobaa léegi ñu ngi fi di jàngale alquran. kayfa takfuruuna billahi wa kuntum amwaatan fa ahyaakum thumma yumiitukum thumma yuhyiikum thumma ilayhi turja'uun. internat la boo xam ne xale yi dañ fi féete am na itam externat xale yoo xam ne dañu dëkk ci koñ bi di jàng di wàcc di ñibbi seen kër internat bi itam jur na franco arabe. waaw jafe-jafe yi nag bare na te daara am na loo xam ni mënu ko parce que am na ci parents yoo xam ni bu ñu ñëwee as tuut sañuy barkeeloo sax pour ñu mën cee sukkandiku ba dundal xale yi mën a fay jàngalekat yi ak location yeeg yi ci war xëy na am na ñoo xam ne loolu jàppandiwu leen. am na ñoo xam ni départ ba dinañ ko man mais bu ñu demee ba sa kanam gàllankoor daf leen di dab te bu boobaa dootoo mën a génnee seen doom da ngay continuer jàngal seen doom rek comme ni nga ko sumbe woon te yàlla tax. andil nga ma laaj bu am solo muy waajur wi xam. li ko war ci doomam ba mu andi ko ci daara ji ban njariñ la ko mën a jural mu mel na njariñ yi bare na ci àdduna waaye itam bare na ci àllaaxira te bu ci nekk rek jar na nga sonn lool pour jàngal sa njaboot nit am na ay milliards te yàlla dénk ko njaboot nit néew na doole lool yàlla dénk ko ay njaboot macha allah yàlla nag bu la dénkee njaboot googu am na lu muy xaar ci yow. nga jàngal ko diineem mu mën a delloo njukkal ëllëg yàlla bokk ci ñi nangul seen borom di jaamu seen borom comme ni ko yàlla santaane. wa allama aadama al asmaa kullaha thumma aradahum ala al malaa'ikati fa qaala anbi'uunii bi asmaa'i haa'ulaa'i in kuntum saadiqiin
sadaqallahul azim. sadaqallahul azim. Li gën a neex nag ci li ñu gis jàng bi naam neex nañu mais activité sportive bi ñu boole ci biir jàng bi mais surtout français bi ñu jàngal xale yi c'est toujours complémentaire yaakaar naa. jërëjëf Dieng ba ni nga ko waxee noonu la rek daara moo avancé ba toll foofu rek waaye def naa ni yëpp bu njëkk amul woon ci daara ndax mag ñi dañ doon ber seen daaram jàngum alxuraan kese waaye comme jamono yéen chancel moo waxoon dox leen seen doxinu jamono du mën a ñàkk xale bi mu xam li nga xamante ni da koy jëriñ ci àdduna itam day am solo moom Oustaz Alioune Fall nag jàmbaar la ndax boo gisee daara ji da ngay jàpp ne sanc nañ ko ci lu yàgg waaye ci atum 2012 ak léegi defe naa ne ci juróom-ñeenti at yu manqué rek lay toll mu taxawal fa lu bari nit yoo xamante ni ñu ngi fay jaar di mokkal alquranul karim waaye nag parents yi wóolu ko lool di ko yóbbul seen i njaboot ba lim bi takk lool toll ci téeméer lu topp yoo xamante ni ña nga féetewoo ca daara ji di fa jàng alquranul karim ci côté programme bi itam am na ñoo xam ne dañ faa féete am ñoo xam dañuy externe am ñoo xam sax ay xale yu ndaw lañ waaye terewul kóolute gi parents yi am ci moom moo tax ñu koy bàyyee xale yi mu ciy def liggéey bu am solo boobee xanaa rek ñoom li ñuy joytu mooy léeg-léeg dëkkuwaay yu ni mel ndax bu fekkente ne dañoo jël lu mat ñaari kër wala ñett di ko fayal location day xaw a métti ci ñoom trop moo tax dañuy bëgg nag képp koo xamante nii rek mi ngi def lu baax mu leen ciy jàppale bu baax seen dëkkuwaay lépp lu mu leen yéene rek moo xam fer wala ciment mu leen koy jàppale ngir tabax terrain yi nga xam ne ñu ngi koy am ñu koy mën a tabaxal seen bopp dina ci am solo bu baax kon ñu ngi lancé appel ñëpp rek ñu leen di jàppale bu baax a baax ci taxaw bi nga xam ne ñu ngi koy taxaw ndax dañuy wax ne damay wax ne jëmm ji Oustaz Alioune Fall ci ni nga ko gisee nii buñ ko wutaloon espace bu yaatu buñ ko joxoon lu mat ay junniy xale am naa ci rafet njort ne dina leen defar ci yoonu siraatal mustaqim te defe naa ne fi jamono toll defar ndaw ñi rek moom la nit ñu soxla thème biñ ci sisale nag muy taxawaay bi nga xam ne wala njariñ wala yiw bi nga xam ne waajur bi jël doomam yóbbu daara amee na ko te ñun sallallahu alayhi wasallam wax ñu ci xadis ne man allama waladahu ayatun min quran kaana dalika xayrun lahu min ibadati alfa sanatin siyaami nahaariha wa qiyaami layaaliha wa xayrun lahu min alfa dinarin tasaddaqa biha alfuqara wal masakin ñun sallallahu alayhi wasallam dafa wax ne waajur bi nga xam ne de fexe na ba jël doomam yóbbu ci daara mu jàng benn aaya ba mokkal ko fa wala ñaar nee na kooku de moo gën ci moom muy jaamu yàlla junni at waxul mel na ni ku jaamu yàlla junni at de moo gën ci moom muy jaamu yàlla junni at daal di waxaat ne moo gën ci moom itam muy taxawal bis yëpp di ko woor lu mat junni bis yi yàlla sàkk yëpp nga koy woor jël sa doom mu jàng benn aaya alquran moo ko mën waxaat ne tamit taxawal guddi yëpp di ko naafila jël sa doom mu jàng benn aaya alquranul karim moo ko gën waaye itam jël lu mat junniy diinaar di ko sarax ñi nga xam ne wooy ñàkk ñi jël sa doom mu jàng benn aaya alquranul karim mu mokkal ko moo ko gën kon fexe ba sa doom jàng alquranul karim yi wur bëree bari la bu ko xañ sa bopp bu ne bu ko xañ sa bopp nag mooy yàlla dénk na la ne la xamal ko ndax bu ëllëgee kat diine lañ lay laaj nga war koo tette gunge ko ci diine waaye nga xaw koo doyadal ba jàpp na daal bu demee ci daara ja wala bu jàngee alquranul karim day tàdd te àdduna bi nga xam ne Sëriñ Tuubaa waxoon nañu yaa ayyuhan nabiyyu da'ma yanfadu wabixu mu naan fii abadin la tanfadu bu leen di sàkk loo xam ne day jeex da leen sàkk loo xamante ni day bu leen di sàkk loo xamante ni day jeex da leen sàkk loo xamante ni du jeex mukk bu ñu nee sàkk loo xamante ni du jeex mooy yiw woo xamante ni suñu borom ëmbal na la ko ndax ñi mokkal alquran de yow wax na ne bu ëllëgee de da nga leen di gis seeni waajur yi ñu leen di décorer di leen solal ay xeeti yére yoo xam ne nit ñi dañuy yéemu ci ñoom naa ne waa ñii moom anañu waral ñu melal leen ni ñu leen ñii kat seeni doom ca àdduna dañoo mokkaloon alquranul karim loolee lañ leen fayoon moo tax ñu seen wax ne man dalla ala xayri fa lahu misla ajri failihi ku tegtale yiw mel na ni yaa def yiw ku jàngul alxuraan fexe ba sa doom jàng alxuraan mel na ni yaa jàng alxuraan rek kon tiyaaba jooje dana jéggi sa doom yegg si ba ci yow waajur bi donte sax jàng weesuwul yow mi nga xamante ne jàngoon alxuraan sax mën nga quand même update un peu sa bopp jàngaat parce que jàng comme on dit jàng alxuraan du wees jàng alxuraan du wees yow waajur bi war nga ci mën tamit ndax benn aaya abasar ni une chance da ko waxoon ne la an taxdu fa taallama baaban min kitaabillahi xayrun laka min an tusalla mi at rakan jàngal benn aaya benn bis moo gën nga julli junniy rakan alxuraan dafa màgg dafa diis te wax yàlla la jàng benn aaya moo gën nga julli junniy rakan kon jàmm bi nga xamante ne ab julli la tënk na ci lislaam war na di fexe donte faatiha sax bu mu ko xeeb ki jàpp ne mokkal faatiha xeeb na lim mokkal ci faatiha mu ne suñu borom yéen chance am nee na fekk nga lu kawe nga suufeel ko waaye yëkkati lu suufe bàyyi faatiha bi nga mokkal ba xeeb ko dem jàpp leneen te boo ëllëgee danañ la ko laaj mais par exemple bu nekkee suñu genre yi nga xamante ni suñu bopp yi dafa xaw a tëju parce que tamit jàpp man moom xaalis da nga lay jàpp. waaw loolu waxee par exemple 1000 francs plus 1000 francs ma ne la 2000 loolu moom leer na. tu vois un peu. bari na ci maire yi moom bari na ci trop. ki ma lay wax maire Sophie ki ma lay tutoyé. ah kon nag boo demee ba toll ci yow mënoo. waaw bu demee ba toll ci mën a jàpp xaalis boo demee ba toll ci mën a jàpp xaalis mënoo jàpp aaya kon kay maire nga. maman.
da ngaa juum wala. baal ma xaq. waaye wax ma mère. léegi nee nañu kii bi nu mu tudd xale yi nga xam dañuy jàng alxuraan maam. ñooy tax bu ñu duggee école yaa fi nekk di ko. am na ci koo xam ne dafa mokkal alxuraan sax am na ci koo xam ne dafa mokkal alxuraan. alxuraan bi boo ko mokkalee day tax boo demee ci booy jàng français day tax gën a yomb gën a ubbeeku loolu moom dama koy dégg. am na ci ñoom koo xam ne sax dafa mokkal alxuraan te école français bi mu taxawal 2017 la ko taxawal teewul xale bi mokkal na jëlee nañ ko ci daara ji waaye mi ngi waat ci biir daara ji di jàng français di jàng arab di jàng arab en même temps. léegi Dieyna ñëwal ci sa question. kii dafa ma instant yi dafa ma dog. terrorisé kon damay tuub. mairie dañoo gaaw a fàtte. waaw léegi ñun maire dañoo gaaw a fàtte. waaw d'accord waaw léegi ñun maire yi nga xamante ne def ci bari moom waaw ñun maire yi mais bu mais maire yu jeunes yi quoi. mais bul tayal même benn aaya sax booy def benn chaque jour nga jàng benn aaya naa si mënoo ko ne xa tey de moom dinaa semaine bi dinaa ci mokkal xul a'uuzu bi rabbin naas fii ak at nga xool rek chaque semaine nga jéem a jël benn saa di nga am lu bari. tamit mënoo ko jàng yow da ngay toog comme exemple am na ñoo xam ne ni ñoom comme internet bi xam nga kaamil bi complet mu ngi ci. da ngay taal muy réciter déglu ko tamit. loolu la déglu baax na déglu alxuraan yiw la alxuraan léppam yiw la. waaye li gën a neex mooy jullit bi xëy suba ubbi place am toog ci fi muy nekk fi muy bërëb liggéeykaayam di jàng alxuraanul karim. waaw léegi man sama question man mooy par exemple ñi nga xamante ni seen duñu gaaw a capté. parce que am na. général dañuy wax kiis. seen xel la d'accord mun nga def loo xamante ni peut-être tey dina tax ngay mën a capté yenn kiis am na waaw man dinaa la may kiis sax yow. waaw may ma kiis waaw. parce que ni ñu ci may dina bari na maas ngi kon. voilà man may ma kiis man bëgg naa parce que. yitte rek lay laaj ndax moom dafa fiir alxuraan. waaw boo ko jàppee semaine moom benn fan la lay jàpp. nga jàpp ko weer mu jàpp la semaine. waaye boo ko bàyyee benn semaine da lay bàyyi lu bari moom. dafa fiir. mais beneen question bi aussi Mamoun mooy par exemple alxuraan bi nga xamante ne dañ koy jàng yenn saa nga ubbi. téere mais au lieu que nga jàng ko ci arabe. mais nga jàng ko en français. baax na waaye léeg-léeg day wàññi baat yi waxoon naa ko fi ba passé léeg-léeg français bi day wàññi baat yi li gën nag moom yaa ngi am xel jéem a la ijjantu rek di jàng tuuti rek di ko jéem a bind yoon la rek ijji moom nit ki bu góorgóorloo ñaari semaines yu dëgër wala weer bu dëgër war naa mën a ijji bay jàngal boppam liir la rek alxuraan boo mënee ijji rek boole rek jeex waaw boo mënee lire rek jeex mais non mais xam am na ñoo xamante ni mënuñu alphabet bi peut-être ba numéro yow mënuñu ko xam nga yooyu ñun par exemple ñun jàng aveugle lañ ko doon jàng dañuy toog ci daara yi waaw bismillahir rahmanir rahim jàngum gumba jàngum gumba daaray pat bari na ci de bari na ci de waaye ku farlu yàlla ñoo xamante ne boo leen gis tegalee Fatiha sax ñoom doonte mën nañ ko mais ñu xam ne lii Fatiha la dëgg la waaw loolu mooy jàngum gumba loolu mooy jàngum gumba waaye terewul mokkal na ko baax na terewul mokk na baax na. merci Sophie. ajjëleen lii c'est gentil. ma ne ko ajjëleen lii. macha allah waaw mënu woon ñàkk jërëjëf Sophie. sa robe rafet na waaye sa robe bu baax na tombé na. sa robe tombé na. ba pare parfum bi nga laal tamit neex na. mais Sophie sañse mi lay wante ñun avant ñuy jóg sax ñun ñëpp dañuy taxaw wane suñu sañse. waaw dañu teree taxaw dañu teree taxaw. mais daal kiis bi il faut nga am ko. voilà kiis bi il faut ñu am ko waaw. incha allah waaye yitte la rek alxuraan moom yitte la rek kon ni ma ko wax daa fiir waaye doomu aadama léeg-léeg mu am yeneen yitte yoo xamante ni moo gën a jafe jàng benn aaya. mu taxaw ci ba am ko. jàngam du weesu minal mahdi ilal lahdi la yéen sallam wax li fekk yaa ngi ànd ak sa xel rek jàng war na nga ko mën a def mais même bu fekkee mokkaloo alxuraan gi boo ci amee ñeenti saar sax baax te ñu doon ànd ak yéen sallam bul wax boo ne ko baax na fa lay bloqué non du ñëpp mokkal alxuraan non du ñëpp ñooy mokkal alxuraan moom jàmbaar la mu ngi doon dox waaye temps da nga bàyyi da koy dikkal rek moom njàng mi da koy dikkal waaw loolu am na comme lépp quoi da koy dikkal en tout cas merci Mamoun bu baax a baax donc kiis bi ñu ngi koy xaar ñun ñëpp ñu mën cee guux li ñuy jàng kon ci alxuraan ñu mën ko rek daal di jàpp parce que jàng gumba bi yàq nañu ci gën a bari sama genre yi nga xamante ni di nga mën a tari mais doo ko mën a lire donc carrément mais jàng weesuwul donc internet a ngi fii livre yi en français donc sax dafay escamoter yenn mots yi mais nañu jàng rek yaakaar naa en tout cas merci beaucoup boo tey doo dem da ngay toog kon baax voilà
Mamouna ci li nga xamante ni donc indil nga ñu ko ci li ci daara yi di aussi encourager bu baax a baax ñi nga xamante ni ñoom ñoo nekk kon ci daara yi ñuy gën di toppatoo xale yi waaye aussi ñi leen war a dimbali ñuy leen di dimbali que mu nekk en argent ou en nature mais dimbal gi donc dafay baax toujours ñu koy rek daal di jot pour gën a matal njàngum alxuraan bi te yaakaar naa ne alxuraan on a l'habitude de le dire loo ca dugal rek yàlla dana koy fulal delloo la ko donc incha allah yal nañ ci yàlla kon daal di jàppale bu baax a baax 10 heures jot na nag ba teg benn simili lu tax may faral di fàttaliku heure yi mooy am na yenn soxna yoo xamante ne bu ñuy commencé seetaan yeewu leen du ñu dem marché donc il faut ñu wax leen ne donc 10 heures jot na ba teg benn simili bu ñu leen di fàttali tuuti ñaatam dañ leen di fàttali tuuti am na ñoo xam ne dañuy teel a jóg nag mais am na ñoo xamante ne ñu ci mel ni man dañuy xaabaabal ba yenn heure yi donc heure yi bu jotee ñu wax leen ko après ñu dem de toutes les façons bu ñu ñëwee replay baa ngi fi c'est important am na sax généralement ñu may wax naan ma waa régie dañoo war a teg heure bi ci suuf pour ñoom tamit ñuy mën a kon daal di xool donc Ndeye Bint sama doom bi nekk kon ca régie ñu bàyyi ci xel bu baax a baax donc ci li ni mel tay nag lakk yu bëri na lool ci diwaan yi nekk fii ci suñu réew lan moo koy indi ak lan mooy conséquences yi moom mooy yàq bu bëri bu nga xamante ni ñu koy rek daal di nemmeeku yenn saa yi mu nekk ay feu de brousse wala sax mu nekk ay tund yoo xamante ni dafay rek daal di lakk sànq ma ngi koy wax ba ñuy tàmbali émission bi ne foofee kon ca Mbour suñu correspondant ba fa ne mi ngi ñu doon wax ay bés bi ne lu toll ci 10 hectares moo rek daal di lakk takk jëppee takk ba jeex lu jëm ci wàllum jur gi ak li ñu dencoon ci sàq yi pour mën ci suturu loolu yëpp daal di takk ba jeex te loolu nag lu ndaw dong moo koy indi daal di yàq lu bëree bëri loolu nag dañ koy faral di gis kon ci suñu dëkk bi fii moo tax tey nag Bessel dañuy dem découvrir Nianing nekk benn dëkk bu nekk ci bët Saalumu Sénégal foofee itamit lakk am na fa mu nekkoon lakk bu metti waaw lakk bu metti jéena ba boo xam ne ni mu ngi am foofu ci Nianing nekk foofu nga xamante ne rek moom mooy Njàmbur dañuy daal di dem rek seetaan élément boobu lakk bi nag ba léegi xamaguñu lan moo ko waral waaye nag ay kër yu bëri jur yu bëri dinañ ko traduire parce que dañ ko wax nag en soose bu élément bi di jàll rek bu ñu ñëwaatee ma traduire leen lan la ñu lakk noonu ci soose jéena ba walla ɓe jano kan ten jama sala wo ñadanaki comme ça be ni kuya soto jamur ni wona ni kuya soto don ala kulli hal be ba sorla donc sala wo ñadanaki safono kol kunda ala mu ñenti yol men be jang kata jarake kunda alhamdulillah ma sha Allah wala de so mu ñenti ten al sala wo ñakwa la ñata kula foni Allah ta'ala subhanahu wa ta'ala waaw lakk bi métti na jéena ba comme ni ñu ko waxee rek nee nañu benn bakkan rotu ci sant yàlla lu bëree bëri maanaam jur geek bagage yi lépp loo xam ne daal doomu aadama da koy soxla presque seen lépp daal di yàqu moom la ñuy gis noonu ci image yi nit ñi di ci daw seen sàkket yi seen jur yi seen bagage seen li nga xamante ne rek moom mooy seen yére mais ba léegi ni mënuñu wax ne lii moom moo tax lakk bi daal di fay am kër yu bëri presque tund bi yëpp li ci des ci kër yu lakkul donc bariwuñu mu nekk nag loo xam ne nit ñi tamit ñu waa dëkk bi il faut ñu bàyyi ci xel parce que foo xam ne pompier sori na fa balaa pompier di fa yegsi presque loolu laa la doon bëgg a laaj sax parce que des fois seen lakk yi di tax muy gën a métti man loolu daf may jaax mu ngi noonu pompier dafay sori waaye tamit li ci gën a métti mooy accès pour ñu am ndox dafay daal di jafe parce que des fois ay teen la balaa ngaa dem rooti ba loolu amoo robinet ba ngay ñëwaat bay daal di fay lakk bi dafay doon loo xam ne lu méttee métti la moo tax yaakaar naa ne dëkk bu nekk rek wala village bu nekk war nañoo jéem a xool même bu fekkee ay citerne ndox lañ fay teg pour en cas genre cas yi bu amee ñu war ko cee mën a daal di mën a fay lakk bi parce que nit ñi dañuy dem rooti yenu paani ñi yenu lëlee dafay xaw a jafe te ku xam lakk nag balaa ngay fay lakk dafay metti te lu ci mel ni dëkk voilà ay ñax moom moo fay gën a bëri ay néegu ñax yoo xam ne ni ci ay ñax la loolu moom moo fay gën a bëri mais lakk bi daal metti na lakk bu méttee et c'est pas la première fois dëkk bi tout le temps dafay faral di am ay lakk xam nga période bi ngelaw bi dafa bari des fois matt ngay toggee te fi ngay toggee matt bi néegu ñax la amaana ngelaw bi nu muy kiiwee bu laalee rek mu commencé di dem nag law ba daal di lakk loolu yëpp jéena ba tey loolu lañ leen di indiloon jéena ba deena ba tey ji comme li mu wax léegi rek citerne wala dara ndox en cas parce que tamit lu gën a bëri benn kii bu jàppee rek léegi en quelques secondes balaa ngay rooti bay ñëw dëkk ba yëpp jeex ñaatam yow Sénégal lay tegal de waaw
mais lii metti na de. mais xam nga loolu moom mooy rôle sax peut-être protection civile. waaw parce que dañuy jël rek exemple ci bouche d'incendie yi nga xamante ni ñoom ñoo nekk ci dëkk bi. est-ce que bari na. maa ngi fàttaliku benn lakk bu amoon fii nii ci Almadi fu ñu soriwul dara mais pompiers yi dañ doon obligé dem ba Méridien jëli fa ndox ci seen bouche d'incendie pour mën ñëw fay lakk. oui parce que en fait bu ñuy tabax dëkk yi. du ñu xalaat loolu te booy tabax dëkk da nga war a patcher. c'est-à-dire que voilà lu jëm ci wàllum protection civile dañ cee war a bokk ndaxte lu jëm ci wàllum bouche d'incendie ak wàllum issue de secours. loolu yëpp dafa nekk loo xamante ni dafa bokk ci tabaxin. te loolu yëpp nag bu nekkee matalewul ci ab tabaxin. yaakaar naa ne day nekk jafe-jafe yaa ngi wax wàllum citerne d'eau mais normalement sax Sénégal lu mu tëddee donc dëkk bu nekk dafa war a am sapeur pompier. mais par exemple Nianing est-ce que par exemple foofu am na. non en fait bon man bi ma fa demee woon gisuma fa li nga xamante ne moo caserne gisuma ko mën na am nag fekk mu am mais man personnellement gisuma ko fa parce que boo xoolee village bi déjà balaa nga fay dem amuñu tali. parce que tali bi déjà voilà latérite la balaa nga fay yegg c'est compliqué donc imaginel boo fa demee léegi ñoom béy nañu ba pare seeni mbéy seeni jur li ñu waroon dundee lépp lakk na ak pandémie bi fan la ñuy amee li nga xamante même bu ci bakkeen rotul sax li ñu amoon yépp comme richesse mais effectivement parce que fi mu nekk sama kër actuellement waaw nga béy sa gerte nga béy sa gerte ba pare daal di koy góob ñëw teg ko béy sa dugub daal di koy teg pour loo dundee say jur say ginaar say nag say xar lépp lakk yow si sa fi ngay tëdd lépp lakk na néeg bi lakk na à la fin après lan ngay dundee donc actuellement ñii dañu nekk ci ay jafe-jafe yaakaar naa ne tamit état bi war nañu di fàttaliku li nga xamante ne moom mooy dëkku kaw yi bés bu nekk ñu wax loolu ci wàllum citerne wàllum ndox parce que da ngay dem ci benn village pour ñu am teen sax problème la xam nga balaa ñoo rooti dañuy dox des kilomètres et des kilomètres ñu root xam nga ku tal d'abord balaa ngay tal rek dafay fekk d'abord nga am loo naan bu fekkee nag lakk am na nan nga koy fayee donc loolu tamit nañ ci bàyyi xel bu baax a baax jeena ba donc c'est très 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 important responsabilité yi yaakaar naa ne état bi naam kon ma nga ca mais aussi nit yi nañu def attention bu baax a baax donc ca la ñuy rek daal di def li mooy tundiku barki démb maa ngi gis ci journaux yi ñuy wax benn soxna bu dëkk foofee ca Pikine mu daal di faatu moom ak borom këram ci cuuraay rek bu ñu daal di taal loolu aussi ñu bàyyi ci xel xam ne voilà mooy tundiku daal yaakaar naa moom moo gën a faju lu jëm ci wàllum daay yi tamit dafa mel ni donc benn moment d'inattention bu ndaw mu indi genre jafe-jafe yu mel ni donc ñu bàyyi ci xel xam ne plein air la ñuy toggee voilà plein air la ñuy toggee ngelaw li bu ñëwee xam nga rek matt yi noonu néegu ñax yi bu ko jàppee matlaay bu ko laalee vite fait lépp jeex léppay tàkk mais surtout aussi ñu xool nañuy tabaxee comme ni ko ñaatam waxee ñi ngi ci biir sama kër c'est normal parce que en fait tabax dafa bokk ci donc ak passage yi aussi pour nit yi mën a accéder pour sauver la Medina kii ba lakkoon te taalibe yi donc faatu ci donc je sais pas ndax yéen a koy fàttaliku loolu li gën a indi kon jafe-jafe bi mooy sapeur pompier yi ba ñu ñëwee amuñu woon fu ñu jaar pour mën a accéder kon ci biir kër gi pour mën a kon fay lakk bi parce que daanaka nañu ko tabaxee koñ yi nangu rek daal di tëddee boo tàllalee sa ñaari loxo yi sax daanaka sa loxo yi dañuy laal mur bi fi li ni mel aussi la ñu nemmeeku ca Nord Foire ay dëkk yu mel ni ay quartier yu mel ni Nord Foire ak donc Ouest Foire lotissement yi bon na bon goo xamante ni dañu ñaan jàmm di am ci mim réew wala di am ci gox googu voilà Liberté 4 donc ni ñu tëggee yenn quartier yi yaakaar naa ne il faut que ñu xool ko parce que lu jëm ci ay lotissement dafa am ay règles yu mu war a rek daal di respecter surtout distance yu war a am ci diggante koñ yi distance yu war a am ci diggante kër yi loolu yëpp donc c'est très 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 important nañu ci rek bàyyi xel pour mën a moytandiku ay jëye bu ñu amee ñu am ay jafe-jafe pour mën a sauver li nga xamante ni moom la ñu war a mën a sauver ci waxtu en tout cas merci beaucoup Bessel de rien Dieynaba c'est toujours un plaisir donc tey découvrir nañu Nianing mais ci beneen donc parce que demoon nañ fa tournée horaire bi vraiment mu nekkoon village boo xam ne nii village bu ma marqué la dañoo am culture parce que foofu ngay dem Dieynaba fekk fa soose bi pël bi wolof bi xam nga donc mu nekk
village boo xam ne village bu vivant la woon. yaakaar naa ne rek incha allah yàlla dinañu suturaal rek ba ñu dellu si waat li ñu ñàkk tamit yàlla joxaat leen lu raw loolu ku leen mën a dimbali aussi nga mën leen a jàppale ci li nga xamante ne moom mooy lakk bi lañ dal Dieynaba. en tout cas merci beaucoup donc Bessel ci li nga ñu rek daal di indil ci kanam danañu rek dem seeti Sophie ak ganam soxna Fatou jóge ca Pennsylvanie c'est ça non. Pennsylvanie la rek daal di jóge tey dañuy dem rek daal di dem États-Unis pour ñam seen épices yeeg yooyu donc ce sera donc tout à l'heure mais en attendant ñaatam ci rubrique am ba ñu jagleel donc décomplexé jàpp sa fulla dund ak handicap mais assumer ko comme chaque vendredi tey nag dañuy rendre hommage Demba Ba ñu ko doon woowee donc Kous ñun ñu ko doon woowee tonton Demba donc foofee ca Parcelles Assainies. wax nga dëgg Dieynaba décomplexé jàpp sa fulla ñi nga xamante ne dañuy dund ak laago yàlla teg leen ko ñu nangu ko ba pare nag di dépasser seen handicap lépp loo xamante ne mi ngi ci seen xel ñu mën ko def dañ koy def taxawuñu ci mbedd mi tàllal ay loxo ñooñu la ñuy gën a fësal ci li nga xamante ne mooy suñu rubrique bi Demba Ba jóge na fi waaye dañ koy fàttali ko di ko ñaanal kon ñu seetaan dellu si waat léegi. moo gën a métti maa ngi feebar booy ko si 1 an presque 8 mois mënuma taxaw mënuma dox moom may yëkkati moom may sang moom may def lépp. bu ma xëyee moom comme sama borom kër dafa feebar bu ma xëyee moom laa njëkk a toppatoo après nekk si kër gi defaral ko mu ndékki sang ka préparer ka toog si préparer xale yi jàngi après ma togg añ bi yàq di ko toppatoo daal parce que fi mu nii dafa feebar. parce que wax dëgg yàlla bu dara du dara du xaalis du alal du dara te mën naa ne tey jigéen du mën góor la waaw parce que 20 ans de mariage musul fay musul def loo xam ne man a dëgg yaa tey jàmbaar bu jigéen yëpp meroon ñu moom te yaakaar naa benn sëy ji yëngatu wala am na ne aw ma xaalis waaw gis nga ñu ma mer def naa 20 ans de mariage kenn musuma dégg si ay média te maa ngi sant yàlla mais ku daan dem ba mënatoo dem boo taxawee nga xam ne yàlla la sama doom dañoo mel ni man dañoo bëgg a jàng bëgguma yàq seen jàng dama yuwe yéen si déggandoo dina dafa luwe dama yuwe waaw aw ma kër sama doom yi dañoo bëgg a jàng ñoom ñëpp am nañu entrée en sixième comme yaa jëm de fekkee na première partie mais bu ma fekkee woo si des ñoom jaar nañu jàng. En tout cas merci Niatam de nous faire revivre suñu jeunesse donc au niveau donc des Parcelles Assainies sànq maa ngi la ko doon wax donc ñoo bokkoon koñ moom Demba Ba mu nekkoon aussi ku ñu marqué woon torop dégg nga ko nee na amul kër te dëgg la amul kër Dieynaba ñun dañuy am bu baax a baax xol bu metti suñuy am yu mel nii parce que tamit nit dina dund ak laago te du ko wane di bay waaram def na ay production yu bëri si wàllum théâtre def na ay vidéo yu bëri ba nit ñi woo ko bokk ci clip yi comme di nga ko doon waxee xaritam yi di ànd ak moom fu mu war a doon dem mi ngi fay dem njabootam jàppale ko bokk na ci jabaram am ay doomam yoo xamante ne ni tey ku ci ñoom ñëpp wax na ko am nañ ay lijaasa mais xale yi dañoo mujjee sax arrêté jàng bi parce que moom li mu doon def mënatu ko woon a def mënatu leen a jàppale jabar ji liggéeyul donc mu am ay jafe-jafe yoo xamante ne nekkoon na si ba keroog tey
jii yàlla moom ko donc tey suñu appel bi nga xamante ne ñu ngi koy lancé pour revenir un peu ci Demba artiste comédien la woon waaye tamit nekkoon na koo xamante ne xaritu ñëpp la woon ku ci nekk ni mu meloon daf la jaaxaloon waaye moom taxul woon mu dund loolu nit bu ndaw la woon boo xamante ne tey jii des fois doo ko sax gis buy dox ci mbedd mi waaye fu mu waroon dem mi ngi fay dem li mu waroon lijjanti mi ngi koy lijjanti seen biir këram yore jabaram yore njabootam demoon na ba nga xamante ne dafa amoon accident pour la petite histoire accident boo xamante ne mi ngi ko amee woon ci 2 roues yi nga xamante ne da ko doon dawal moom ak benn xaritam ancham maanaam pooj bi ci boppam moom moo amoon problème donc loolu faju ko nag ba tey jii loolu moo ko andil mu daal di am li nga xamante ne mooy nerf sciatique bu métti boo xamante ne dund na ko pendant des années voire 1 an et demi yoo xamante ne daf ko tëdd tey Sénégal benn question rek jeyna ba bu ñu gisee benn artiste boo xamante ne dañuy bégal benn artiste boo xamante ne day nekk ak ñun yàlla def tey mu tëdd feebar je pense que nit ñi war nañu mën a xool dem seeti perte de vue boobu ñuy def dem seeti kooku lan moo ko téye suñ ko mënee jàppale ñu jàppale ko suñ ko mënee dimbali mu dimbali ko parce que tey nit ki nga xamante ne da nga koy dimbali bu demee moi je pense que peut-être am na lu mu jëriñ peut-être njabootam mais moom mi nga xamante ne dem na am na loo xamante ne tey jii soo ko dimbalee woon tey mën na am mu toog fi ba tey parce que nerf sciatique ak ay yeneen i feebar yi mën nañ ko faj même bu dul loolu doomam yi nga xamante ne ñu ngi ci biir kër ga tey jii jàngeetuñu ñu ngi toog te wax na ko nee na li muy ñaan yàlla rek tey mooy doomam yooyu àggale seen jàng parce que doomam yooyu nee na jom ji ci moom dafa nekk ci doom yi seen papa ni mu mel taxul ñoom itamit ñu nga ci école ba ñi ngi jàng ku ci nekk am na li nga war a am mais actuellement ñoom ñëpp a arrêté donc l'appel bi may lancé mooy tey seetaan nañu ko Demba nekkoon na ku siiw nekkoon na koo xam ne ñëpp xam nañu ko décomplexé yàlla teg ko laago muy nit bu ndaw te terewul mu toog këram di liggéey tàllalul loxoom ci mbedd mi kon tey war nañoo jàppale njabootam tey di sant di gërëm ñi nga xamante ni ñoom ñi ngi ñuy seetaan ñi nga xamante ne tey jii bi mu génnee àdduna rendre nañ ko hommage dem nañ seeti njabootam te tamit di ñaan yàlla bu baax a baax fa mu nekk gënal ko fi nga xamante ne fi la jóge jay na ba ma am lu ma si yokk tuuti rek ñaatam comme li nga wax jàppale bi am na ñoo xam ne France la ñu nekk ñoom ñu ngi ko doon jàppale ba ordonnance am yi hospitalisation hôpital ñoom ñoo ko yóbbu woon ba ñu faj ko et même terrain bi nga xamante ne mu ngi ko doon ñaan sax dañuy naan tout le temps nit di nga ñaan dara xëy na du nekk loo xam ne lu gën ci yow la tey fexe nañu ba mu am benn terrain peut-être que léegi dañuy fexe ñu construire terrain boobu voilà pour ses enfants ñu daal di benn association ki ko jiite nag mu ngi tudd Adama Diaw moom mu ngi France moom tout le temps moom moo doon jàppale ki nga xamante ne moom mooy Demba même doomam bi tamit chaque mois day jënd ravitaillement yóbbu leen ko ñoom actuellement ñu ngi toog sax di ñu seetaan ñu ngi foofu ca France te ñoom ñoo amoon tamit initiative boobu ba ñu fexe mu am terrain bi dañ leen di ñaanaat rek ñu fexe waat encore comme ni ñu doon jàppalee Demba tabaxal ko ba doomam yi daal di fay mun a nekk parce que Demba doomam bu mujj bi sax kooku la ko tuddee yenn problème yi c'est psychologique dem nañ ba nga xamante ne jabaram dafa dem ba tàggoo xelam am nañ doomam benn boo xamante ne également comme yaayam la mel comme tey jii xale yu ndaw yi nga xamante ne ñoo fa def ay jarbaatam ñoo leen di toppatoo donc quelque part man li ma doon wax sax mooy ñu jël leen en charge c'est-à-dire jël leen dugg leen carrément dans des écoles yoo xamante ne dañ fay nekk en attendant xale yi màgg je pense que loolu peut-être solution la ci ñi ñu ko jara wax jéy na ba moom frère am la woon moom tamit am mbégte bu baax ñëw gis koo xamante ne tey dund nga ak moom au moins bi nga nekkee xale depuis les Parcelles Assainies donc mu nekk koo xamante ne tey ji bëgguñu muy répété waat boo bëggee gisee ñu ciy wax mooy am na ñoo xamante ne tey nekk nañ dans cette même situation pourquoi ne pas chercher des solutions balaa ñuy génn àdduna c'est ça le problème tey jii biir Sénégal ku ñu war a dimbali nañ la dimbali te yàlla tax bi su gi sag dund ñuy bañ di dimbali nit pour am tur diw maa ko dimbali ba mu génnee àdduna je pense que loolu peut-être quelque part dina dimbali ay mbokkam mais moom ci boppam waroon nañoo mën a yàlla nag mooy faat mais am na loo xamante ne tey bu ko dundul woon tey jii mun na am sax tey mu nekk fi ba léegi jay na ba oui bien sûr comme ni nga wax rek ñaatam c'est très 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 important dimbal bi nga xamante ni war na jógee peut-être ci ñeneen dugg ci ñeneen mais j'espère que jëwriñ bi ñu dénk wàllum équité ak wàllum dimbalante di Samba Ndiobène Ka mi ngi déglu kon di seetaan émission bi wala ña ko jegee ñu koy seetaan pour ñu mën a aussi jàppale ñi nga xamante ni ñoom mooy famille bu Demba Ba mais surtout aussi ministre de la femme parce que aussi voilà Khady donc jigéen la bu soxla njàppale
def na lu ne nag parce que ñun fa la ñu fekkoon jaay na lu ne pour dimbali kon njabootam donc c'est très très important et puis di ko jaale aussi waa Parcelles ñëpp ñi mu doon donc àndal diggante unité de 24 25 26 Carrefour boobu nekk foofu ñoom Sidi Vidier donc wax naa ko sànq nee naa la dañu doon romb ñu koy tooñ yenn saa yi mu dox ñu koy tooñ moom Demba Ba mais toujours avec le sourire donc toujours ak bonne humeur mais surtout xale yu góor yi nga xamante ne ñoo ko doon tingoom di ko fob voilà dañ ko doon tingoom tout le temps da nga koy tingoom wala par exemple comme li nga wax sànq scooter bi day toog taxaw ci kanamu scooter bi kooku tey scooter bi di ko dawalal ci ginnaaw donc voilà Demba Ba mais xam nga loolu tam xol rek moo ko mën jey c'est ça nit di dund ak laago ngay dund ak moom loolu di ko yëkkati bokku leen dara nga koy fab bu ñu demee concert dañ ko doon yëkkati nii day seetaan comme ñëpp bu ñu taxawee dañ koy teg ci seen kaw bu ñu nekkee ci moto te taxawal ko ci kanam donc ñooñu aussi macha allah yàlla moo leen di fay seen xol parce que borom xol bu rafet rek moo mën loolu non xale yu góor yi moom côté boobu moom voilà bu la leeree ne lii jomb la bu daree sa moromu jullit wala sa moromu doomu aadama man pour man war nga koo mën a jàppale soxnaam si wax dëgg yàlla chapeau à jàmbaar la waaw ñu sànni ci ay kàddu rek lii moom jooyloo na ñëpp wax dëgg yàlla waaye nag dañuy delluwaat ci alquran rek moo ne woon wa taawunu alal birri wa taqwa wala taawunu alal ismi wal udwan borom bi subhanahu wa taala nee na dee leen dimbalante ci lu baax waaw ci loolu la ñuy digal te def naa ne l'islam bu njëkk ba nit ki bu fekkonte ne nekkul ci diineel islam deretam mun naa tuur lu ne mun naa xew boo xasee bokk ci l'islam rek ñoŋal nañ sa deret aar nañ la kon jullit ak l'islam mooy lan dimbalante te it Cheikh Moussa dara wax ne te yàlla kat xarit ba lay musibaal ngir darajaal ko baata mooy ku muy baal yàlla xaritam rek lay teg nattu waaye nag nar na laa darajaal lii ko dal nag jommul kenn waaye kenn ku ci nekk war na xool boppam digganteem ak boroomam tey jii nii ana lan la defal boroomam ba may ko lépp lu mu soxla bu bëggee dem fenn dem fa bu bëggee taxaw bu bëggee toog waaye am na koo xamante ni tooñul boroomam lu tax mu war koo mën a teg loolu waaye boroomam teg na ko ba noppi muccal la kon yow doomu aadama bi saa boo gisee yu mel nii rek jàngat lay doon boo xamante ni day doon sa diggante ak sa borom di lancer appel jullit yi nag nañuy jàppalante ndax jullit mooy mbokkam te def naa ne doo def ci mbokkum jullit mukk di ko rëccu te boo ko defee sa borom subhanahu wa taala am na lu mu lay fàggu lu bare loo xamante ni boo ko deful loolu xëy na mënoon ko koo bañ a am li ngay wax c'est très important dimbalante bi mais en tout cas chapeau donc xale yu góor yi nekkoon unité 24 25 26 on a l'habitude de le dire ñi nga xamante ñoom ñoo doon dimbali donc Demba di ko tingoom di ko war ne ko yow ci ñun nga bokk kenn mënu la cee rek daal di génne donc ñooñu aussi di leen remercier bu baax a baax yal na leen yàlla fay yiw yal na leen yàlla aussi jàppale bu baax a baax fay leen li ngeen doon defal kon Demba waaye ci kaw suuf en tout cas merci beaucoup Niatam Ba qui a les larmes aux yeux c'est normal donc parce que nit moom nit kese la te yaakaar naa ne boo gisee yu mel nii foofu sa kon voilà foofu sa xol daal di tooy bu baax a baax en tout cas merci beaucoup Niatam ci li nga ñu rek daal di indil 10h23 xam ngeen ne nag tey waa télévision Futurs Médias dañuy def page spéciale ci li nga xamante moom moo xew assemblée nationale plénière bi pour lever l'immunité parlementaire du député donc Ousmane Sonko loolu ci kanam lay doon ak waa rédaction bu TFM donc restez scotché connecté ni muy mel ci télé bi noonu la nara yi tamit mel ci rajo bi RFM la radio de toute l'actualité mais en attendant ñu wut dara lu ñu def ci suñu biir yi Sophie foo toll foo toogee ani Fatou moi mi ngi nii chef na maam waaw mais Fatou balaa ngay commencer du xam nga maman Badji mi nekk tribunal waaw sama xarit la xam nga dégg naa da ngeen a bokk sama rakk la waaw loolu la ma wax maak moom ñoo bokk yaay loolu la ma wax nee na mi ngi lay nuyu bu baax a baax waaw maa ngi koy foon ma ne jeex na yaa ngi koy biicu merci beaucoup Dieynaba comme ni ñu ko waxee woon sànq rek tey nag dama dalal chef grand mam déjà nag sànq présenté woon na leen li nga xamante ne ni moom la ñu andil tey dama koy bàyyi rek moom mu développé wax ñu épices yi wax ñu fried chicken yi nga xamante ne ni moom la andi tey ak beignet de poulet yi nga xamante ne ni moom la ñu andi tey maman dama lay bàyyi rek nga ñëwut rek ci li nga xamante ne ni moom nga ñu andil tey ci plateau bi. waaw d'accord. merci Sophie. damay njëkkee ci farine. damay njëkkee ci farine bi. farine bi man maa ko moom. sama recette la. sa recette la d'accord. voilà moom laay defee fried chicken. fried chicken nag. te dina neex.
xam naa ni bu nu paree. te dina croustillant. dina croustillant. man xam naa ci waaw dina croustillant. ak tamit épices yi ma indi. épices yëpp épices yu sell la. waaw te suñuy épices dafa neex. man bu may liggéey épices. États-Unis damay jënd doom bi. grade bi ci ni mu ko nekkee. xool ko parce que épice dafa mel comme légume ak yooyu. xam nga am nga bu baax. buy door a bu njëkk a génn ak beneen bu ci topp. ak xam nga tomate xam nga. xam naa waaw. waaw léegi nag man samay épice maa koy saytu. ba mu dem ba nu wolal ma ko ba pare. ma xool odeur bi xool goût bi xool lépp. d'accord waaw d'accord léegi nag man dama fi gis ay épices yu bokkul. des fois déjà gis naa fi lii dafa mel ni aay la. waaw. waaw moom mooy bii déedéet bii oignon la. soble la d'accord oignon la. oignon bi mokk na ba pare. d'accord wow na ba pare. bari na ci lu muy dem. waaw booy roof. ak yooyu. say mélange ngay def rek doo dëbb doo def dara. piqué li nga bëgg a. pour noppal famille ci waañ bi. voilà gis nga bii. poudre laurier bi la. te xam nga laurier ci li muy dem bari na te tamit li muy def ci yaram bari na. voilà effectivement gis nga. maa ngeek curcuma bi. ku nekk xam na curcuma. lu muy jariñ ak ci yan togg lay dem tamit. si yooyu laay bi. maa ngi aussi. laay bale. bii tamit aay la. mais aay kase la. boo xam ni dañ ko roasté mooy dañ ko saaf. d'accord si lu mu dem day neex. nen yàpp xam nga. ci lépp daal. te man dama gis ne prix yi dafa yomb mu accessible. parce que bii rek maa ngi gis yaa ngi koy jaayee 650 francs. gis nga moom laa koy jaayee samay épices cherul pas du tout. boo ñëwee Liberté ñoo ngi nekk Liberté 4. na nekk. boo nu bëggee jot. ci 78. 466. 43 43. boo ñëwee Sukay sama rakk moo fa nekk. maa ngi koy nuyu bu baax Sukay. léegi nag mën nañu ñëw tuuti rek ci fried chicken bi nga xam ne moom nga ñu andil tey naka nga koy defaree ba mu croustillant ba du am dëwlin nii loolu tam bëggoon nañ ci xam tuuti rek même boo ñu joxul recette bi yëpp sax ñu xam bi tuuti rek. waaw man sama ginaar gi ngay gis fii. ginaar bi da nga koy jël raxas ba mu set. nga daggat. doo xorom. doo def dara. poudre bi ci la lépp nekk. poudre farine bi ci la lépp nekk. d'accord si nga koy pané. première pané. xaar à peine 20 minutes. defaat deuxième pané. xaaraat à peine 20 minutes. muy 40 à 45. nga saaf boo ko dee saaf. température bi nga koy saafee comme booy saaf pomme de terre. mooy température. waaw comme booy saaf pomme de terre. boo ko ginaar ku nekk xam na ne bu ñoree day tëmb. waaw bu ñorul ci lay diis. ci suuf waaw. d'accord. yenn saa yi nga xam ginaar deret bi saaj. waaw waxaat ko. yii ginaar moom du yooyu ginaar. bu nu paree rek soobu yàlla na rees ak jàmm. dinañ ci xam dara incha allah dinañ ci xam dara waaw. ñëwaatal ci loolu nga ne ginaar bu ñorul. ma ne ginaar bu ñorul. du yii ginaar. waaw xam naa ni macha allah. waaw 30 ans chef. États-Unis xam naa ni alhamdulilah rabbil alamin daal. Dieynaba dafa bëggoon ci nga ñëwaat ni que ginaar bi bu ñorul lay di. bu ñoree day tëmb. bu ñoree day tëmb. waaw te bu ñorul day di. day di ci suuf noonu la ginaar mel. Dieynaba yaa ngi dégg bu baax. waaw parce que yenn saa yi Sophie il faut nga indi yenn saa yi kii yi. ndaxte yenn saa yi. nit ñi dañuy dafa mel ni. waaw non yenn saa yi da ngay dagg ginaar fekk ci biir mu am kii. mu saignant waaw voilà mu saignant yenn saa yi à l'intérieur. waaw loolu boo ko gisee. bu fekkee da ngay saaf ginaar. te saafoo ko ci friteuse. nga di ko saaf ci kaw diir. boo panee ba pare boo ko ci dugalee da nga koy def. feu bu ndaw après nga tëj ko. feu doux après nga tëj ko. léegi boo ko tëjee à peine 10 minutes. nga ubbi ko. su ko defee boo lekkee ginaar bi di nga xam ni parce que dafay difficile yenn saay nit togg ginaar ba pare te dugaloo ko ci biir soos mu ñoraat. mais
fried chicken. da mun nga ko togg ba pare. te du loolu. d'accord Dieynaba dama gis tamit de l'autre côté mu teg ay beignet yoo xam ne farine bi nga xamante ni moom moo mélangé épices yi. beignet boobu ci la ko defaree daal di koy assaisonné maa ngi seen ay quelques feuilles de persil maa ngi seen li daa mel ni poivron rouge la. waaw parce que man Dieynaba beignet yi dama ko testé ba pare mu soogay ñëw fii mën naa la ci wax lu bari. yow kay lekk katu beignet nga yow ma ne nga yow lekk katu beignet nga. dama jaar kër ga testé ko soogay ñëw. Sophie lekk katu beignet nga bu mag. léegi maman ñu ñëw tuuti rek ci beignet yi. waa beignet yi farine bi laa ko defaree. farine bi li mu mën bari na. beignet yi ma ci defar na le dafa am ginaar beignet ginaar laa ko def. ba pare mu nekk salé ma toggal ko sauce boo xam ni sama épices ñoo ciy nekk. sauce rouge. macha allah lépp épicé la lépp épicé. d'accord Dieynaba nag comme ni nga ko gisee tey sama yaay ji moom daanaka li mu andi rek mooy lu naturel loo xamante ne nii mën nga ko togg te doo ci def zéro épice lay doon déjà gis nga poulet yi. gis nga tamit chicken bi ak beignet de poulet yi nga xamante ne moom la ñu proposé présenté ñu nag ay épices nag yoo xamante ne ni macha allah yu naturel loo xamante ne ni loo ko sauce boo ko def rek mu delloo la li nga ko jox Dieynaba. loo ko jox mu delloo waaw loo ko jox rek Dieynaba mu delloo la ko. léegi nag wax na adresse bi mu ngi fële ca Liberté 4 femmes yi daw leen foofu épices yëpp a ngi fa lu ngeen soxla épice paella ay bi mu leen woon ak oignon bi lépp mu ngi fa macha allah ci kanam nag xam naa bu ñuy tàggoo dinañ joxe waat numéro de téléphone bi pour ñi ko soxla. soo mun naa poser benn question. ban la ci Dieynaba. waaw léegi bu nekkee da ngay def beignet bi. waaw beignet bi. léegi boo da ngay wal nu mu tudd sax da ngay wal ginaar gi. da koy def mu pâté. waaw soo paree da nga ciy def farine bi wala farine bi pour pané la. non Fatou. farine ginaar yi. waaw da nga koy sauté ak ay épices. waaw da nga koy dagat yu ndaw nga sauté ko. waaw. nga sauté ko d'abord. ak ay épices. waaw ba pare nag nga xóoyal sa beignet. daal di ko ciy sotti. def sa boo amee recipe beignet bu neex boo ko defee ak moom di nga gis. d'accord parce que farine bi ci boppam. moom moo raffiné. farine bu raffiné la. bu ma paree nii. ba ubbil leen ci ku nekk def ni ci sa baaraam ñam. di nga gis ni farine bu raffiné la. waaw mais duñu xaar sax dañuy ñëw léegi. Dieynaba moom xam naa day ñëw parce que Dieynaba dafa bëgg a rappeler juste que ni beignet yi blanc de poulet bi ngay jël de préférence pour mun ko émincer def ko ak moom maman. oui ma. beignet bi blanc de poulet bi moo ci gën. dëgg la d'accord. on ne remet pas à demain ce qu'on peut faire tout de suite. ouais ça c'est sûr. ana kuddu bi. kuddu baa ngi nii xaaral ma jox la. soo jox ñu kuddu bi. voilà xaaral ma jox la kuddu bi nga mën ko ñam. voilà xaaral ma def nii. soo déjà farine bi dafa am lépp. waaw. lépp ngi ci. kay bébé Dieynaba. gis sax da de épicé épicé am na bu épicé am na bu assaisonné. mun naa yóbbu kuddu bi di ko maqaale noonu. doo xool fii ba pare xëy na dina kii. nga abal la si. non yow doo xam nga ma man. waaw moom xam nga rek. jee xam naa ko daal parce que su may lekk damay dindi musóor bi. kon ëpp naa waaw il faut ma dindi musóor bi taxaw parce que mais pour kon kuddu bi mun naa kaa yóbbaale. waaw comme ça ma di ko maqaale ci yoon bi. incha allah léegi nag Dieynaba gis nga rek waaw gis nga nii macha allah ci kanam rek. waaw di jàll ci dégustation macha allah Fatou nga ne Pennsylvanie nga jógee. Philadelphia. ñu waa Denver tamit man sama papa Denver la ne. macha allah nuyu ko. maa ngi leen di nuyu ko ci anglais ci anglais. ok yes. hi. Hi to everybody in Denver. and I bisous you. I kiss you. Voilà. mais yow nekkoo YouTube. nekkoo yenn saa YouTube. souvent. waaw am na sa benn recette beignet bu ma mës a gis YouTube. te mu ngi waaj sax moom ay master class. waaw. ñoo ngi Facebook tamit. mais dinaa inscrire. parce que mënu ma toog. amul problème dégg yow nga maa lay jàngal. jeex na merci beaucoup. incha allah donc Dieynaba merci à tout à l'heure rek dinañ ñëw ci li nga xamante ne mooy partie bi gën a neex ñëpp mooy dégustation plat final bi incha allah. merci beaucoup merci donc à Fatou donc ci lim ñu rek daal di indil di nuyu aussi toutes ces femmes braves qui sont aux États-Unis di def liggéey bu am solo léegi nag épices yi dafa xew ndaxte da ngay gis ñu gën a bëri di indi ay épices donc Sénégal suñu xel dem ci nu mu tudd waaye kii Chanel am na benn femme bu nekk Canada
voilà dama koy suivre souvent sur Instagram donc elle fait des épices yu neex moom tamit damay fàttali mu tudd yaakaar naa Maggie Chanel wala aw Chanel genre yooyu noonu la donc kooku aussi ñu ngi leen di encourager bu baax a baax mais surtout Sena Cissé kooku tamit sama xarit la ngay def yu baax yi nga xamante ni mu ngi koy rek daal di indi fii ci suñu réew en tout cas Fatou Farid bi nga indi neex na loolu donc inchallah on va passer les commandes inchallah pour mën a aussi def yenn beignet yi mais surtout xale yi dañoo bëgg lu jëm ci wàllu wings ak yi ni mel on va donc voir tout cela ak yow ci kanam merci Sophie puis li nga ñu rek daal di indi la ñu ñëw kon ci anniversaire mais peut-être Apoulaye juste le temps de respirer un peu may ñu benn clip s'il te plaît may ñu benn clip donc peut-être indil ñu kii mu woy Ndindi Mouhamed Niang waaw soit nga indil ñu Mouhamed Niang wala mu woy Masalikul Jinaan voilà wala nga indil ñu Titi mi woy kon borom Ndindi donc juste voilà Abdou Karim di ko nuyu bu baax a baax di ko ziar ak soxna May di leen nuyu bu baax a baax mais aussi suñu yaay ñu ngi koy tamit nuyu di ko gërëm bu baax a baax ci ni mu ñuy toppee donc moom soxna Bali Muntaxa donc di ko nuyu bu baax a baax soxna bu sell boobu soxna Bali Muntaxa di ko nuyu bu baax a baax 10h36 bu nekkee mën nañu am une toute petite pause musicale juste le temps donc de préparer les anniversaires ñu ñëw ak yéen ci anniversaire yi pour mën a tëj parce que nee naa leen tey 11h à partir de 11h dañuy libérer antenne bi pour permettre à la rédaction de la télévision Futurs Médias de pouvoir suivre l'actualité bi moom mooy lan plénière bi am Assemblée nationale ci levée d'immunité parlementaire bu kon député bi di Ousmane Sonko nu ñu koy waxee ci wolof ñoori kon mbaranu kirlay bu Ousmane Sonko loolu danañ ko daal di waxtaane tey ci télévision Futurs Médias nekk télévision bi kon daal di laal lépp lu jëm ci wàllum actualité peut-être le temps que ñuy gis donc li nga xamante ni moom mooy clip bi peut-être très rapidement ñëw ci wàllum coronavirus donc Apoulaye coronavirus bi tey nag jàpp leen ne ñi ngi ci 290 cas yu revenir donc positif voilà 290 cas yu ñëw kon positif sur 2762 tests ñu rek daal di réaliser mbokk yi jàpp leen ne 103 cas contact la ñu rek daal di amul benn cas importé maanaam bu jógewul ci aéroport international Blaise Diagne wala ci suñuy frontières yi mais 187 cas issus de la transmission communautaire maanaam ñu am feebar bi te xamuñu fu ñu ko rek daal di jëlee ci loolu jàpp leen ne 84 cas yëpp fii ci Ndakaaru lañ ko rek daal di amee 84 cas Wakaam fii suñu dëkkandoo yi ñoom ñi ngi ci 10 cas 5 ca Liberté 6 4 ca Nord Foire ak Diamniadio 3 ca Dakar Plateau Médina Gueule Tapée Mariste Yoff Ngor Grand Mbao Pikine ak Rufisque ñaar ca Cité Isra ca Mermoz ca Sacré-Cœur Sébikotane Guédiawaye ak Petit Mbao am nañu benn cas fii ci Ndakaaru kon ca Colobane Centenaire Cité Cap-Verdienne donc Fann Résidence Benn Tali Liberté 2 Almadies donc fii ñu ne ca Mamel ca Cité Djily Mbaye Nord Foire Sicap Foire Patte d'Oie zone de captage Cité Alioune Sow Cité Fadia Cité Las Palmas Malika Kër Massar Mbao Diacksao Cité Takko ak ca Kounoune muy 80 cas yi nga xamante ni ñoom ñoo am fii ci Ndakaaru am na nag lu toll ci 103 cas foofee kon ci 103 cas ci région yi déjà am na 16 cas foofee ca Thiès 12 cas ca Saint-Louis 8 ca Tivaouane ak Louga 7 ca Saly Kaolack ak Kédougou 5 cas ca Mbour 3 ca Vélingara Touba ak Diofior 2 cas ca Fatick Kolda Popenguine Richard Toll Sakal ak Tamba ak benn cas ca Bombay Bignona kon Diao Jaxaaw Guinguinéo Kébémer Kër Momar Sarr Xombol donc dëkku Ñaatam Matam Passy Taïba Ndiaye Mboro ak Sédhiou
donc mu nekk kon cas yi noonu la ñu rek daal di tëddee waaye nag alhamdulilah 265 donc patients ñoom wér nañu ba ñibbi kon seen kër lu toll nag ci 50 cas graves moom moo daal di am jamono ji nag ci suñu centre donc de traitement yi rawatina nag ci centre de réanimation yi juróomi nit nag ñoo faatu ni ki démb ci pandémie bi am jàppaleen na nag ne feebar bi ba mu duggee suñu réew ba léegi ni ki ci weeru mars la naka léegi mu def at ci weeru mars bi ñu dëg ma lay def at lu toll nag ci 857 personnes ñoom ñoo rek daal di faatu ci feebar bi di ñaan nag yàlla mu jóge fii ndaxte doy na mais surtout ñi war a ñàkku nañu dem ñàkku ji ndaxte loolu moo mën a prévenir donc feebar bi mais surtout li gën a am solo te loolee nag docteur Mamadou Ndiaye da koy faral di ko wax saa su ne nañuy takk masque yi na mu waree nee na masque dafay muur gémmiñ muur bakken mais surtout di respecter distance yi et raxas loxo yi ak gel hydroalcoolique mais bi rey bactérie ak virus parce que dafa am gel yoo xamante ni bactérie dong lay rey am ay gel yoo xamante ni day rey bactérie day reyaale virus donc nañ ci bàyyi xel bu baax a baax alors Apou une page musicale et puis juste on revient pour faire les anniversaires tàggu ci jàmm on y va. et donc temps bi moo ñu xaw a rek daal di tënk moo tax tey dañu ñëw ci anniversaire yi donc merci Mia la fille donc du Canada c'est Ami Coco Chanel donc voilà Ami Coco Chanel avec ses épices donc di leen nuyu bu baax a baax merci Mia donc pour li nga xamante ni moom moo jëm ci information bi. alors ñu ñëw ci anniversaire yi mais peut-être avant anniversaire ñu ñëw ci portée disparue Apoulaye donc portée disparue Nafissatou Sy wan ñu photom voilà Nafissatou Sy donc elle a 24 ans donc dafa réer te moom sa maman Soda Fall ak baayam di Abdoulaye Sy ñu ngi koy rek daal di wër comico la rek daal di dëkk numéro téléphone am di 77 565 17 95 77 567 17 95 wala numéro am loolu moom mooy numéro waajuram bu góor di 77 567 17 95 waajuram bu jigéen 77 879 47 donc 89 moom Nafissatou Sy waxuñu kañ la réer nag donc gisuñu ko ci message bi waaye ay waajuram ñu ngi koy rek daal di wër donc moom Nafissatou Apulaay nga ne donc 24 ans la daal di am dafa réer kon ay mbokkam ca comico la daal di rek dëkk waajuram bu jigéen di Soda Fall ak waajuram bu góor di Ablaye Sy ñu ngi koy rek daal di wër nañ ko rek ñu dimbali leen ci ñu kon gisal leen seen doom bi nga xamante ni donc ay fan a ngi nii kon gisuñu ko. ñu ñëw ci anniversaire yi léegi Apoulaye on va souhaiter un joyeux anniversaire à Dié Als Sow yaakaar naa noonu la Dié Als Sow madame Diallo c'est de la part de toute la famille donc ñu ngi lay souhaiter un joyeux anniversaire happy birthday Milena Sarr xale baax xale disponible rakku Mounas sama rakk la donc moom it sama rakk la kon Milena Sarr joyeux anniversaire à toi ma puce gudd fan ak wér lañ lay ñaanal joyeux anniversaire à Guèye Génération Futur Média donc Guèye Génération Futur Média borom le 26 on te souhaite un joyeux anniversaire talibé donc Samba talibé Bomba voilà Génération c'est ça donc di ko souhaiter un joyeux anniversaire de la part de tout le groupe Futur Média joyeux anniversaire à notre sœur Boyba donc joyeux anniversaire c'est de la part de toute la famille happy birthday Pape Cheikh Tidiane Diop c'est de la part de toute la famille également ñu ngi lay souhaiter un joyeux anniversaire à bébé Mouhamed Dieng Badjen Mami Badjen Djoufa et toute la famille Diop te souhaite un joyeux anniversaire bébé Mouhamed. Joyeux anniversaire à Mamor Ngom borom baax suñu tailleur bi enjoy your day grand bi donc c'est de la part de tous tes amis. Joyeux anniversaire à Cheikh donc Abdou Lahat Mbacké Diallo longue vie et beaucoup de bonheur c'est de la part de ta mère Marietou Thiam. Joyeux anniversaire à Ndeye Marème fille de Ndiaye Meng et Baba Bari donc son tata et Baba Bari donc sa tante
préféré Nogay Meng moo lay souhaiter un joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire à Nabou Cham, c'est de la part de Nabou Faye. Moo lay souhaiter un joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire à ma femme Seck Demba. Donc loolu lañu ko bind joyeux anniversaire à ma femme Seck Demba. Donc je sais pas si ça suit Apoulaye. Donc Seck Demba, joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire à Nabou coiffeuse Guinaw Rail. Donc moo ñu ngi lay souhaiter un joyeux anniversaire. Happy birthday à ma fille chérie Marie Dia, c'est de la part de Adama Seck. Bon anniversaire à Djeynaba, santé, bonheur et prospérité, réussite totale dans tes entreprises et beaucoup de bonheur. Happy birthday Omar Sy, c'est de la part de Fatou Kandé, mon maga ca Tambacounda. Antalay Mbaye, joyeux anniversaire, c'est de la part de la grande sœur Mbayang. Joyeux anniversaire à toi aussi, mon ami d'enfance Daba Gueye, Madame Ngom. Joyeux anniversaire à Aïssatou Cissé, mon maga ca Kaolack, c'est de la part de toute la famille. Joyeux anniversaire à Zalmeng Borom Djamalay, c'est de la part de tout le personnel du groupe Futur Média. Ali Ndiaye, joyeux anniversaire, c'est de la part de papa Ibou Ndiaye, sa maman Oumou Ndiaye, ñoom ña nga ca Italie. Joyeux anniversaire à mon bébé Seydou Safiab, c'est de la part de sa maman, moom nga ca Grand Dakar. Joyeux anniversaire à Serigne Saliou Meng, c'est de la part de ton papa, ta maman et de toute la famille. Ñu ngi lay souhaiter un joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire Oumi Cham, c'est de la part de Garmi Cham. On les souhaite également un joyeux anniversaire. Happy birthday à mon mari Aldjouma Cham, c'est de la part de ta femme maman et de tes enfants. Un joyeux anniversaire à ma fille Ndeye Sokhna Seck. Ndeye Sokhna Seck, voilà, Ndeye Sokhna Seck, donc Apoulaye. Mooy photo bu mu la envoyé sànq Ndeye Sokhna Seck non beneen bi voilà Ndeye Sokhna Seck, joyeux anniversaire à ma fille Ndeye Sokhna Seck depuis Waguñaay xale baax yaru bëgg yaayam. Ça c'est de la part de tata Binta Mbow moom ma nga ca Saint-Louis sama yaay ji maa ngi koy nuyu bu baax a baax. Madame Lo depuis Rufisque, Madame Lo moom ñu koy souhaiter un joyeux anniversaire Madame Lo. Happy birthday à Sali Diallo, c'est de la part de Mbaye Babacar. moo koy souhaiter donc un joyeux anniversaire. Alors demain c'est l'anniversaire de Aïssata Sy bu direction des programmes bu télévision Futur Média. Donc Aïssata Sy, c'est ton anniversaire demain, mais nous on anticipe puisque suba yeewu leen amul. On te souhaite un très bon anniversaire. C'est de la part de ta sœur, de tes sœurs sax laa war a wax, mais surtout de la part de ta fille Zahra. Donc qui te fait un très gros bisou. Zahra nee na yow la bëgg, nee na su ko waxee nee na yow la bëgg, su ko waxul yow la bëgg, loolu la Zahra wax. Donc xale la donc moi c'est un joyeux anniversaire à Aïssatou Sy. Donc c'est la fille de sa sœur, mais daanaka doomam la moom moo ko rek daal di yar. Donc c'est de la part de toute la famille qui te fait un gros bisou. Man nag dañ maa yóbbante ma ñëw kon jottali wax ji, mais aussi c'est de la part de tous tes collègues qui se trouvent au groupe Futur Média. T'es une battante, une femme exceptionnelle. Donc on te souhaite la totale pour ton anniversaire demain. C'est de la part surtout de Bouba Ndour mi nga xamante ni yéenay liggéey te mu rafetlu bu baax a baax sa liggéey. Joyeux anniversaire Aïssatou, on te fait de gros bisous. 10h49 moo jot fii ci TFM wax naa leen actualité bi tey oblige tey dañuy amal plénière ci Assemblée nationale lu jëm nag ci levée immunité parlementaire bu député bi di Ousmane Sonko. Donc tout de suite dinañuy rek dem fekki ñoom Chérif Dia ak ñamu àndal ci seen voilà Chérif Diop Souleymane Niang bu nekkee sax mën nañu war waxtaan ak ñoom le temps que voilà mais on va donc tàggoo ak Mamoun ñu tàggu rapidement parce que waa rédaction bi ñu ngi xaar. di santaat yàlla bu baax rek di jaajëfal ñi nga xam ne ñoom ñoo àndaloon jotaay bi yëpp lépp loo xamante ni juum nañ ko rek nañ ko jéggal waaye lépp lu jub yàlla na ñëpp bokk jëriñu. jaajëfal Ali Cordenier mi nga xam ne moo ma jox daal yi numéro bi nekk ci 77 032 27 60 77 032 27 60 di jaajëfal tamit bu baax Fawzeyni Couture colonel Samb ca Thiès maa ngi koy jaajëfal bu baax moo ma jox yére bu rafet bi numéro bi nekk ci 77 792 99 50 77 792 99 50 ba àjjuma jàmm incha allah. Inch'Allah, merci beaucoup Mamoun Nia. Merci beaucoup Dieyna di jaajëfal téléspectateurs yi di remercier bu baax a baax ñi nga xamante ne ñu ngi ñu doon suivre ñoom ñëpp di souhaiter un bon anniversaire à tonton Benoît depuis France de la part de ses jumeaux Luc et Jean, de la part également de tata Michel bu nekk Notre-Dame. Clinique Raja, merci à vous ñoom ñëpp personnel bi docteur Sène et tout le monde, mais également di remercier ki nga xamante ne mooy Jombo Sarr nekk Thiès di doog a commencé nag mi ngi doog
ubbi complexe daan ni groupe Futurs Médias la bëgg a solal rawatina yeewu leen donc tey ma koy remercier mais c'est vrai c'est un peu tard complexe Khalifa Ababacar Couture waa Kawsara mi ngi nekk ci wetu église bi Bon Pasteur Mbour 3 Thiès 77 541 45 25 di fàttali rek ni ñun moo ñu jox tey ay yére man Sophie ak Bessel merci à vous. En tout cas merci beaucoup Niatamba alors Bessel. i Dieynaba debbo yeeso beso jontaɗo kon nag ñu ngi jaajëfal ñëpp rek di wax mbégteeg bànneex la ñu amoon daal di bokk ak yéen plateau bi jaajëfal nag Niatamba ci acte bu rafet saa su ne mu koy def ki ñu habillé tey moom moo waral kooku habillé ñu donc numéro téléphone bi di 77 541 45 25 donc rek dem leen fa tenue yi rafet yi ñu sol yëpp moom moo ñu ko ñawal jaajëfal nag ki nga xamante ne moom mooy abi sama rakk ju baax jooju bopp bi ñëpp nee nañu rafet na numéro téléphone am di 78 290 01 07 donc moom tamit maa ngi koy jaajëfal lu bari bari merci beaucoup à ñaatam ci ki nga xamante ne yaa tax mu defaral ñu tenue bu yaañ bi waaw. En tout cas merci beaucoup donc Bessel So ayca ñu tàggoo gaaw waa rédaction baa ngi xaar. ñu ngi xaar waaw Dieynaba comme ni nga ko waxee rek tey nag chef grand mam laa dalaloon. di ko jaajëfal bu baax a baax xanaa ma bàyyi ko mu tàggu rek bu paree man ma ñëwaat ci ki ñu habillé tey. ayca bisimilah. maa ngi leen di wax merci beaucoup. boo leen bëggee commandé. woote leen ci 78. 466. 43 waaw kontaan noonu rek ci dalal la fi bu baax a baax moom nag adresse bi mu ngi fële ca Liberté 4 ku ko soxla rek boo demee di nga fa fekk su kay sama xarit bi borom teint noir boo ko fekkee dina la dalal wax la épice bu ne pour lan la jaay la ci nga dem sa kër togg ba mu baax Dieynaba xanaa di souhaiter rek un joyeux anniversaire à Aïssata ak nag sama waa ji ki ma teree bënn pot rek taxaw ci tali bi naan raara bi raara mooy Njaay Jaata Njaay borom maami ilimaani bu meree dee bu rusee gàddaay sama jëkkër jooju maa ngi koy sant di ko gërëm di ko ñaanal yàlla yokku ko ful lépp incha allah ci barke Seydina Mouhamed yàlla daal bu ma bëggee rek na ma bàyyi ak moom. waaw. I'm giving shout out to my two kids in United States, Zainab and Mohamed, and all Philadelphia and Pennsylvania. D'accord maman merci beaucoup Dieynaba. happy birthday à lundi inchallah. à lundi inchallah donc happy birthday à monsieur Ndiaye mi nga xamante ni boobu booy defar ay mbir mooy defar beñe bi moom mooy lakk donc vraiment merci joyeux anniversaire donc monsieur Ndiaye kooku kon borom kër ci Sophie gis nañ ñi nga téye Sophie donc happy birthday à toi merci donc à toute l'équipe on va remercier bu baax a baax waa Ruby création pour donc la tenue bi nga xamante ni defar nañu ko 77 691 24 24 77 691 24 24 woo leen soxna mu defal leen ci tenue yu baax yi mais surtout remercier sac de luxe by DGE foofee ca Mamel Janké kooku aussi sœur la ci ñun des sacs 100% cuir accessoires de qualité woo leen ko ci 77 545 23 11 donc di leen remercier bu baax so waaw ki nga xamante ne nii mooy moo la habillé nga xamante ne nii moo ñu defaral robe yu rafet yi ba ñu macha allah mooy complexe Serigne Khalifa Fall Couture ma nga fële ca Thiès Mbour 3 Dieynaba bu ngeen ko soxlaa rek mën ngeen ko woo ci 77 541 45 25 mu defaral leen robe yu daame yi rek ngeen sañse ba mu rafet Dieynaba. jeex na merci beaucoup merci donc Janké bisous à toi et merci d'avoir assisté à l'émission merci à toute l'équipe technique ci ginnaaw Apulaay ak ñu mu àndaloon ñëpp au niveau de la régie de de Yeewu Leen ak régie centrale Souleymane Niang ak Chérif Diop ñi ngi toog di xaar li nga xamante ni moom mooy édition spéciale bi ñuy amal fii ci télévision Futurs Médias merci et à lundi pour beneen Yeewu Leen